Paco mooy pata bi ci théâtre bi sama cousin la donc Mounas ñu ngi koy ndokkeel ca Thiès mu ngi ànd ak ñun ci télévision Futur Média nuyu tamit sama doom gëj naa koo gis lool Momo Wade bu Sen TV moom it ñu ngi koy béggee bu baax moo doon baayam DJ Prince ñu ngi koy béggee ak toute la famille Sophie bu télévision Futur Média Fiso kooku mooy yaayu Fili moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax Kulim Dioum en tout cas merci ci nii ngeen taamu Midi Plus bi on va continuer Oustaz ak yenn ci ay questions am na sujet bu ma préparé woon bëggoon koo teg jëm ci wàllu xeesal dafa am ay dermatologue yu bëri yoo xamante ni dañoo jóg ngir sensibiliser jigéen comme góor ci wàllu xeesal parce que xeesal ñu bëree nga koy def ñoom nag nee ñu dépigmentation maanaam xeesal dafa dem ba nekk problème santé publique am na lu ci diine wax dinañu ko laaj yaaw saas léegi mais dama bëggoon ñu déglu ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Benjeloun ingénieur la en biomédical ñu déglu ko ci micro Modou Fall. accompagné ndeysaan soxna yoo xam ne des fois dañuy utiliser xeesal parce que des fois di nga jóg rek en fait naan da ngay xeesal mais ba ngay jóg yaa koy choisir mais boo ci duggee dina am produit yoo xam ne quelque part sa yaram dafay dem ba tàmm ko donc même bu fekkee yow bëgg nga bàyyi ko sa yaram mooy bañ comme toxkat la rek cigarette comme addictif la waaw donc du coup dermatologue yooyu ñuy travail ñuy waxtaan ak ñoom dañuy ñëw di waxtaan dañuy utiliser ay kàddu yoo xam ne dañuy utiliser ay techniques médicales yoo xam ne day permettre comme ça bu ñu nekkee en face soxna si mun ko wax mun ko expliquer nan lañ mun a ànd ak moom ba mu bàyyi xeesal bi la yàlla bindee dafa la der bu ñuul dafa am lu tax ndax ñun ñëpp ñu ngi dund quelque part Sénégal fu mu nekk Afrique soleil quasiment équateur bi donc soleil bi day tapé suñ po bi ñuulaay bu ñu ñuul quelque part pour protéger wu la contre soleil bi. Voilà c'est vrai qu'il faut forcément que sensibilisation am parce que xeesal moom waxuma sax ci wàllu diine yaa oustaz mais ci wàllu santé dafay yàq yaram. bëri na ci ay nit yoo xamante ne am nañ ci ay jafe-jafe on ne critique pas parce que àdduna choix la ku nekk yaay tànn ni nga bëggee defee sa life man loolu laa gëm waaye baax na itam ci suñu taxawaay ñu sensibiliser bu dee am na ay mbir yoo xamante ne mu ngi gaañ ki ñu doon déglu nag moom mu ngi tudd Abdoulaye Benjeloun ingénieur la en biomédical mu bokk ci ñi nga xamee ni ay groupe bu dermatologue lañu et acteur ñu lancé sensibilisation boo xamante ni bëgg nañu freiner fléau bi donc ñu ngi rafetlu seen combat boobule c'est des initiatives yoo xamante ni ça nous intéresse tellement et à chaque fois on en parle dans Midi Plus et on va en profiter Oustaz yokkutaar xeesal soppi ñi la suñu borom bindee loolu dagan na wala daganul. jërëjëf Alaaji Pape ci laaj bu am solo boobu nga laaj. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax rek benn xadis. wax ni laana allahu alxaasirata wal maqsurata. yàlla rëbb na kii xeesal. ah bon. ak ki koy diwal xeesalam. waa ki koy jàmb nag ndax xale yaa ngi jàmb di jaay te dama leen di defaral promotion ci sama waxuma la kiy jàmb xeesal bi di ko defar. tuddee ko ay saabu karoot ak yu ni mel. ki nga woo ni ko diwal ma sama ginnaaw jotuma ko. yonent bi nee na yàllaa ngi rëbb kooku. kaa bi critique na tey oustaz. yemul rek ci kiy xeesal ki nga woo ni ko diwal ma sama digg ginnaaw gi jotuma ko. xam nga yenn saa yi nga gis kuy diw woo xale ni ko diwal ma fii. yonent bi nee na yàllaa ngi rëbb bépp jigéen buy xeesal ak ki koy diwal xeesalam. ak ku ko mën a def. te yàlla ku mu rëbb rek loolu bàkkaar la. mooy yàkkamti naa nga ñëw loolu mooy rëbb yàlla. mais xanaa nga diwu xeesal après nga jibaalu ko. waaw boo tuubee de yàlla bari na yërmande yàlla bari na yërmande te waxtu wu jaam tuubee mën na koo nangul tuubam. waaye daal jamono bi ngay diw jàppal ni yàlla ngi lay rëbb yaa ngi ci rëbbum yàlla. parce que bi ngay xeesal rek li nga wax yàlla mooy ni nga ma bindee neexuma mooy li alquran naan fa la yugayyirunna xalqallah nit ñi danañu dem bay soppi nit ni ko yàlla bindee. mais oustaz loolu pour rafetal la yow tamit yàlla day comprendre loolu oustaz say da nga metti de. mais Pape daal nga yàlla taar bi dàq nit la ko jox ku ne ni mu la bindee moo gën ci yow. waaw mais des fois tamit xam nga bëgg am noo mel. loolu mënul ñàkk loolu mooy yàlla lim ni wala qad karramna bani aadama man comme wala laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim gëm ma ko yàlla ni nga ma def neexuma bàyyil ma changé sama der bi. ki koy jaay nag. même kooku day am bàkkaar. mais kooku day daan dooleem pour dimbali njabootam. ci jaay xeesal lay daanee dooleem. xale yaa ngi jàmb de Facebook bi ak Snap yi yenn saa yi ma gis xale yi lu ne la ñuy boole. te Pape xam nga dañuy xeesal boole karité boole dugub. soom bi laax yëpp la ñuy jàmb produit chimique duñu xam sax composants yi jaay ko nit ñi jënd ko weexal.
waxuma la danger bi ci nekk rek. ci wàllu santé. mais bàkkaar bi ci nekk. xam nga Pape xeesal ak léttu mèche dafay ñaar yu dangereux. mèche tam baaxul oustaz. yàlla nee na rëbb naa kiy léttu mèche ak ki koy létt. mais oustaz tamit. ñun nag yemuñu ci salon la ñuy ubbi ne fang tuddee ko sopp sëñ Fallou ak sopp sëñ Babacar. waaw oustaz loolu dara nekku ci. ahan kay dafa xaraam. salon daa xaraam. léttu salon mèche de coiffure. salon dafa xaraam ci charia Pape. jokk dafa xaraam ci bépp jullit. képp ku ubbi salon yaa ngi def lu naqari yàlla. ak koo ko mën a tuddee nag. yow de bu la Mado jàppee xaw ma foo jëm ndax Mado salon bi gën a mag la ubbi Liberté 6 tuddee ko Glam Style by Mado. mais mèche nit mënu koo yóbbaale bàmmeel parce que nit su faatoo dañ koy firi. oui dañ koy firi mais boo nee ci àddina yonent bi nee na. mais xeesal nag li tax mu dangereux Pape. yonent bi nee na dox leen seen doxinu jamono te jamono nag daam yu mu ànd. léegi Pape dox leen seen doxinu jamono mooy léttu leen xeesal leen. mais mees tamit muuraay kay la santaane imagine nga sa jabar meesu rek. yàlla mees yu gudd yooyu ni ma neexee mais mees yi yegg si fii bu sangoo ba pare tël ko noonu affaire bi noonu muy oustaz loolu. oustaz nag loolu yàlla terewu ko nag. Pape non loolu moom oustaz loolu yàlla terewu ko yow live rek xale jabar ju live ba sangu ba set ba génn ba tël ko non. Pape am na lu dàq live. xul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabiibihinna. loolu lan la. muur say kanam. muur sa bopp. waaw mais di nga muur pour ci biti mais boo nekkee ak sa borom kër laa wax ci biir kër gi xam nga foofu mën nga bañ a muuru. bu fekkee yàgg sa borom kër doo nga nekk. bu la neexee mees. man nga def bopp neen mais taxul mees dagan de. mees waxtu wu nekk daa xaram. randaa rek. waxtu wu nekk mees dafa xaram. jigéen bu randaa rek man randaa ni may def. yow oustaz yaa ngi yàq suñu affaire. te Pape ñaari ñoo bokk àtte. yow man nooy ragal jóge ci émission bi nekk Ibadu. bi non yaa ngi yàq lu garaaw maanaam yi ma neex yëpp tey moom ngay waxtaanee benn bu ci nekk wa dagana tan barki yonent bi mais yàlla baax na mais létt moom ak yooyu yëpp baaxul. léttu mees dafa xaraam. jokk maanaam di léttaate dafa xaraam. di léttu mees dafa xaraam. di diwoo xeesal daa xaraam ñu la koy diwal daa xaraam. parce que soppi mbindu yàlla la. mees mën nañ koo dindi bi ñu la dugalee ci margo bi di la waajal mais xeesal kenn mënu koo xoos. imagineel malaaka yi dekkil la ci sa bàmmeel jàkkaarloog yow rek fekk la nga diwu loolu kese rek question la diwu gi kese. maanaam da ngay ute ki yàlla sàkk ñoom duñ la xàmmee sax c'est vrai maanaam da ngay ute xam nga yàlla bu leen di yónni xam naa dina la jox photo bi ne diwa ngi nii laa ko sàkkee. gisoo moom buy jël si diw. gis mu changé. photo ku ñuul la yoroon waaye gis ko xees pecc. gisoo jigéen bu amee doom. jouru ngénteem. buñ ko naan kaay nàmpal sa doom ji bu téyee doomam seetlul li ma la wax. képp ku am xew bis bi ngay nàmpal sa doom jouru ngénte li day jooy. ci jouru ngénte bi xamul tax muy jooy. waaw parce que kanam gi mu jàkkaarlool la xàmmeewul yaayam la wala du yaayam. ndax ni nga puudaroo. dëgg la de. moom bi ngay judd kanamu yaayam original gi la gis naturel gi. te famille bi ñuy bisu ngénte li mu jàkkaarloog bukki. te ñoom bi ñuy def coiffure de cérémonie lu tudd. waaw yooyu yëpp a xaraam. jokk mees daa xaraam. ku ko mën a def Pape daa xaraam. xanaa ku yebu ji def perruque. même perruque daa xaraam. oustaz man. même perruque charia da koo tere. dafa xaraam. oui mais booy jàpp nga dindi sa perruque après nga jàpp. jokk lañ la tere Pape jokk xam nga lu yàlla santaane yàlla nee na un point un trait la ñuy wax. muuraay laa santaane. jigéen daal Pape day muur ay cëram. léttu mèche daa xaraam. su ko jabaru oustaz Modou Fall day def daa xaraam. bu ko jabaru Pape Andé def daa xaraam. bu ko doomu sëriñ bi day def daa xaraam. sama xarit bi ñëw fekk jabaru sëriñ bi xeesal ba weex tàll nga ñibbi naan bu araamoon ñoom ñu bàyyi ko xamoo yàlla dafa xaraam. yenn saa yi nga dem ci sunu kër sëriñ si fekk jigéen ju xeesal ba weex tàll génn ñu naan doomu sëñ bi la mais oustaz xeesal bu maase wala ñu naan jabaru sëñ bi la daa xaraam. xeesal bu maase rek dafa rafet de nga wax tàll nuru yaa awa vite fait nga doon ab Viviane Chidid bu sotti mais oustaz loolu xam nga yàlla tamit moo ñu dig uurul ay nii moom nag mënuñu koo dig ba pare te duñu entraînement ci àddina xaa loolu dagana mais uurul ay nii Pape wàccuñu bi leen yàlla bindee daf ni leen yéen réservation pour waa aljana ngeen. mais am nga droit entraînement ci àddina. mais entraînement bi kay mooy muurulal sa soxna wala sa jabar. mu def li ko yàlla sant. dëgg la aussi nga di ko xool. tu as tellement raison. mais bu fekkee léttu mèche. ak xeesal ak ya ca aju. dafa xaraam dafa xaraam ok. jigéen waru koo def. charia da koo tere. d'accord mu ngoog
Ahmed Khalifa Niass yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ñu jàll ci yeneen question yi bu ko defee oustaz mën cee tontu hashtag bi midi plus la ci réseaux sociaux yi parce que yonent bi Ahmed Khalifa Niass dafa baax dinaa ko seeti fan yi man maa ngi ci moom rek dafa ci am ab laaj boo xamante ni je vais demander au réalisateur mu afficher ñu ko ci écran bi parce que ñoo ngi ko jëlee ci Facebook bu télévision Futur Média kii mu ngi naan oustaz est-ce qu'on peut épouser quelqu'un avec qui on a allaité le même sein loolu ci tubaab la koo laaj xanaa ma jëm koo traduire rek ab kaw laa mu ne ndax mën na takk ku mu bokkal benn ween bu mu nàmp Pape képp koo xamante ni bi yéen a bokk ween wu ngeen nàmp loolu xel sax nangu ko waxuma diine daf laa xaram waaw mais oustaz wis xamoo wis luy wis mu yu ne ci doomu aadama rek wis tam baaxul de baaxul Pape parce que ñu koy def je pense que wis la mais xam nga yàlla dafa cité ci alquran ñi ngeen mënta takk wax ni xurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum wa ammatukum wa xaalatukum nit mënta takk yaayam nit mënta takk ki bokk ak yaayam ndey ak baay nit mënta takk sëram bu mbokkal ndey ak baay nit mënta takk sëram bu mbokkal baay baal ma ngeen baal ma de dama jot message bu intéressant kii nee na bi ngay wax ci xeesal dafa tombeek mu jàpp télé bii diw nee na garaawul waaye yow it en tant que oustaz heure xutba jot na nga toog ci télé bi wax. waaw xam nga loolu bëggoon naa koo leeral. yow lay defanteel. waaw xam nga loolu bëggoon naa koo leeral. ñoom xamuñu ni. jumaa ji mi ngi fii ci sunu wet. voilà fii ci ginnaaw. te duñ teel a julli. dëgg la waxtu wu ñu jeexalee mën nañoo àgg bokk ci julli gi. ok kon àggali léegi. loolu du raison. raison bi mooy diw gi muy diw moom na ko bàyyi. tous les jours mi ngi koy def yàlla nga koy rëbb. ok. loolu mooy raison bi. léegi nag yi yàlla xaraamal. xeesal bu maase rek man daf may rey. Pap yii ma la wax nii aaya bi mooy aaya bi leeralal ñi nu mën a takk ci charia ak ñi nu mënta takk ci charia. kon ki nga bokkal benn ween bu ngeen nàmp ñu naan diw sama yaay ko nàmpal mais sama yaay juru ko taxul ngeen mën a sëy. ah bon déedéet. waaw mais parce que mère yi des fois tamit ñu jël doomu jàmbur koo xam ne juruñu ko nàmpal ko kooku bu dee jigéen la màggaaleeg doomi mère bi ah. ba mu ko sexee bokkuñu ndey ak baay. ba mu ko sexee la ko aram. ah d'accord kon xoolaat leen ñi ngeen di nàmpal. ëllëg moo tax donc c'était ça la question jógee ci benn internaute amaat na itam beneen question ci ndimbalu El Hadj Vieux Diouf suma seexu màkka kii mu ngi naan voilà est-ce que mën nga ma afficher en plein écran bët yi baaxatul oustaz est-ce qu'on peut reprendre sa femme après l'avoir répudiée sans retourner à la mosquée jabar joo fase ndax mën nga ko takkaat te doo dellu jàkka. bu fekkee iddaam jeexul jigéen buñ la fasee. sharia daf laa wax ni toogal ba gis sa ñetti règle maanaam temps bi ñu la may pour nga amaat jëkkër mooy da ngay gis sa règle sangu gisaat sa règle sangu gisaat sa règle sangu ba mat ñetti yoon boo xasee def ñetti yii bu la sa jëkkër bëggaatee day demaat jàkk ja waaye bu fekkee gisagoo ñetti règle yi nag saa yu la bëggaatee day ñëw waxtaan si. faylu si la ñu delloo si waat la ci kër gi te kenn du takkaat sëy bi. comprendre du ma de. maanaam bu fekkee dañ laa fase. waaw nga ñibbi seen kër. waaw te gisagoo fa sa ñetti règle. waxtu wu ko góor ki bëggee juboo mën na laa jëliwaat. waaye boo xasee toog nag ba gis sa ñetti règle ba mat sëkk. ñetti weer la wala ñetti règle. waaw am na ñu wax ñetti weer. ok am ñu wax ñetti règle mooy ñetti weer. ok parce que weer wu nekk benn yoon nga ciy indisposé. ok léegi looloo tax nag boo bëggaatee fekk ñetti idde yi mat na ñetti weer yi mat na wala gis na ñetti yoon règle am. da ngay demaat ca kër ga joxewaat can ñu demaat ca jàkka ja takkaat sëy bi nit ñi dajaloo waat ca jàkka ja comme bañ lay takk ca bees ba nañ la takkee woon noonu lañ lay takkaatee. mais bu fekkee nag da ngaa toog rek par exemple 10 jours waa ji meram giif. dañ ko naan demal nga jëli sa jabar te kenn du takkaat sëy bi. moo tax ñu bëgg boo fasee jigéen mu toog ci biir kër gi jàppee fi idda bañ a génn. Sénégal rek ngay gis ku fase jigéen minuit 11h njabootam ak waa kër gi caat mu ndaw mi sax day ñëw di roñ ci bagage yi. moom kay du fi fanaan comme fase nga ko moom day dem. parce que bu ngeen xasee ba fase aussi. du ngeen nekkati ci jàmm mais jeexagul idda bi jeexagul Pape 3 mois sa soxna la ba tey kenn mënu koo takk. ok maanaam lii bi ba léegi daggagul. ok
ba léegi sëy bi dagan na quoi sëy bi dagan na ba léegi mën nañu bañ a dellu jàkka pour dellu jàkka mën nga dem rek jëliwaat parce que iddaam jeexagul. moo taxoon ñu ni boo takkee jigéen ba fase ko. na jàppee idda ci biir kër gi bu mu génn. na toog ci biir kër gi jàppee fi idda. ñu ne yàlla politique boobu lim ci jublu mooy amaana ñetti weer ku toog di gis jigéen muy sañse nga am ci moom cofeel lu ndaw lu ca dollee ko rek mën ngaa retourner waat changer idée. ok c'est pour xool après tolluwaayu. parce que yàlla moo bëggul séparation Pape. waaw séparation de baaxul yàlla nañ ci yàlla nee na même bu fekkee dem na bay amit na ku nekk gëm yàlla ci yéen ñaar ñi doon sëy. wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min saatihi. yàlla nee na bu ngeen séparé woo teewul ku ne wërsëgam ku ne sa wërsëg da nga ca jot. jarul ñaawal jarul xaste jarul sànni traak jarul sànni xeer jarul wuti clan parce que léegi da ngay fase sa jabar ay xaritam def la clan. di la sànni ay xeer ak di la tendance ak di la gaaruwaaleeg lu ñaaw lu ne ñu wax la ko. léegi loolu la yàlla di bañ yàlla nee na kun fase gëmal yàlla. ku fase gëmal yàlla. na ku ne di wax ci moroomam lu rafet ana sa jëkkër ja mi ngi fi de yàlla na ko yàlla may ku baax xam naa yàllaa weddi suñ diggante. waaye ana sa jëkkër ca bàyyil ma ko bon kooku tey la bon ci yow mais ba muy baax yaa ngi moom la. non léegi dañu la naan doy na rek. waaw wala delloo naa ko ndeyam ak baayam ma ne leen delloo ngeen ko fu mu miin. dëgg la def fu mu miin moos. saa yi nga dégg ku naan delloo naa ko ndeyam ak baayam di ko bàkkoo ma ni ko delloo nga ko fu mu miin. fu mu bëgg a dem. donc defe naa question boobu leer na on va enchaîner avec une autre question Oustaz est-ce que team on peut prier avec à 14h maanaam julli tisbaar ak julli takkusaan est-ce que nit mën na ci team. Pape tiim benn waxtu rek la mën a julli boo tiimee julli tisbaar bu tàkkusaan jotee da ngay tiimaat bu timis jotee nga tiimaat su gee jotee nga tiimaat. bokkul ak njàpp lu tojul. benn tiim benn julli la àttan. d'accord àttanul ñaari julli amul pouvoir bi. ok boo tiimee julli tisbaar bu tàkkusaan jotee da ngay tiimaat. mais tiim condition la. du ñëpp a war a tiim. fa in lam tajidu ma'an fatayammamu yàlla nee na su ngeen amul ndox ngeen tiim bu ndox ñàkkee mën nga tiim. waaye nag boo tiimalee tisbaar bu tàkkusaan jotee te ba tey amoo ndox da ngay tiimaat mais benn tiim benn julli la àttal. d'accord y a une autre question est-ce qu'on peut donner une fille en mariage sans l'aval de son père ndax mën na noo maye jigéen mu sëy te baayam autorisé wu ko. déedéet ki masta am jëkkër. ki masta am jëkkër kenn mënu koo maye ku dul papaam. parce que boo demee ci téere bi daf la wax ni la illa bi iznil wali yi maanaam ki méng mbiri ndaw si nekk kilifaam foog mu d'accord. moo tax maye doomu jàmbur te amoo ci accordu baayam kenn waru koo def. nit balaa ñu lay maye fokk sa papa danaan d'accord naa même bu ñu demee ca jàkka ja sax kiy ñaan danaan man oustaz Modou Fall maa ngi maye doomu Pape Cheikh Diallo bu jigéen ci ndigalu Pape Cheikh Diallo. même foofu sew-sew daf fay am. muy yenn saa yi ñu bàyyee la nit mu dem ca jàkka ja naan maa ngi maye sama doom te juróo ko. parce que dañ la bàyyeele rek. dañ laa bàyyeele rek yow. nga encaissé 15000 lu bëyu bàyyi jàpp ne yaay kilifa. waa léegi ku bëgg nit ay bokkam mayuñu ko ndax juddu mu fàq ki muy bëgganteel dem ci nijaayam wala ci keneen. déedéet mu maye ko. Pape Ndiaye amul accès wu maye doom te bàyyi di dund. bu sa bàyyi bëggul bàyyil ba mu bëgg wala nga seeti pexe. waaye maye doomu jàmbur te bàyyam di dund charia da ko tere kenn du ko def. sëy da ko tere mais terewul bu ñu takkee sëy bi ci jàkka bi sëy am na. bu bàyyi d'accordul sëy du valable. oustaz yow tey da nga compliqué trop barki Serigne Touba mais yàlla baax na am na ay bis yoo xamante ne ñoom oustaz yi dañuy indaale ay rab xam nga lii tam mais yàlla baax na tey da ngaa compliqué am na balaa beneen question bi pendant qu'on parle de jël jigéen maye ko te baayam autorisé wu ko am na ku ma soufflé nii est-ce que du ma ko tudd parce que jabaram xam naa mi ngi seetaan mais fii ci kër gi lay liggéeyee dinaa leen jox ay indice moom mi ngi laaj naan ndax takku suuf dagan na. dafa xaraam. takku suuf dafa xaraam oustaz. te faa xam. waaye oustaz bi Al Jazeera la nekk wala fa Sénégal la de TFM ngay animé nii Pape. waaw mais ñaata nit ñoo fi takk suuf. takk suuf dagan na. Pape wala. dafa bokk ci bu ñuy takk sëy ñu ne nañ ko siiwal xam nga lu waral siiwal gi. dañuy bañ jigéen romb la ëllëgati ci biir jiital biiram nga bàkkaaru ci moom ne daa ëmb ba ca nopp ya te yëgoo ni am na boroom kër
moo tax mag ñi donte le bokkul ci charia sax charia waxul ni fenn nañ séddale gura mais mag ñi ci seen xalaat bu rafet ñoo taamu gura boo jugee jàkka ja yor gura ak mante feres rek ñoo xam ne takk nga jóge pour siiwal ko ku doon takk Pape Cheikh Diallo waaye kaa ñu takkante man ak yow ku koy takk benn paa bu ne ci koñ bi am na ñoo xam ne dañuy loué ay mag am na garam place yoo xam ne boo fa demee loué 4 paa bu ne 10 000 muy 40 000. sama papa ak a gaaw ci yooyu. barki démb ba naa ko yow mariage yi ngay dem chaque dimanche say lan lañu sama papa ci gaaw moo tax sama xarit ku ci am kaa yooyu traité dama naa la wala sama papa. am na paa yoo xam ni pap xam naa garam place yi ñuy toog 40 000 4 paa ku ne 10 000. non ñu dem benn paa bi ci gën a ñeme yàlla mooy doon sa ndijaay. paa bi ci topp nekk sa rakku yaay. ñu jël engagement takkal la takk goo xam ne yow boo paree ba orange mu ne leen boobu ngay séparé woo ak ñoom. mais baaxul. mais kenn yëgu ko. daganul takk suuf pap takk suuf. mënta dagan mais parallèlement oustaz yenn saa yi nga doon kilifa xalaat ni xëj na boo takkee diw mën na indi coow par mesure de sécurité. nga takk ko am na ñu bëri ñu takk ci suuf bàyyi leen ci ay appartement ci ay kër di leen toppatoo. seq ak ñoom li ñuy seq ak seen jabar bu dagan. pap takk daal pour mu dagan. yi war a tax sëy bi valable day am. mooy ndaw si day bëgg. day bañ a ëmb. kilifaa ma koy maye. day am ay seede. dañuy génnee can gi ne can gaa ngi nii. bu yi amul sëy mënta valable. mais nañ takkante man ak yow Pape Cheikh Diallo doo nga ko yëg bu ko sama jabar yëg. ëllëgati ci biir boo ca amee doom ja war a dond. ñu ne kenn xamul woon ndayam. mais problème yi am ci ginnaaw takk sëy rek war naa tax nit warul def takk suuf. parce que am doom tey par exemple nga génn àdduna ñu war koo miiras ñu ne diwoo ko jur te Sénégal gis nga problème mu miiras ni mu fi posé woo. te paa yi ku ci faatu ñu ci bari miirasatuñ dañuy séddale. seen jouru dëj da ngay gis ñu jiite ay nit yu jiital ay doom. mais loolu la diwoo jur diw. ay doom yoo xamante ni kenn xamu leen woon quoi. parce que ñu ci bari dañuy nëbbu. dëgg la tam ndogal mënta ñàkk. ndogal mën na laa dal ci sa jeunesse. nga am say doom. sa doom yooyu ku ne xam nañ ni mënuñoo dond 100 francs ci sa alal. ah bon même boo takkee seen yaay. même boo dabaatalee takk seen yaay ñoom judduwuñ ci buumu sharia. doom bu judduwul ci sharia du donn 100 francs ci baayam. yow mbaa Al-Qaïda envoyé wu la fi tey oustaz tey da nga tàng de non mais c'est vrai parce que yii dañu ko oyofal mais ça a tellement d'importance ba boo deful ndànk rek mën nga def erreur ci façon bi ngay jaamoo yàlla surtout ci wàllu sëy parce que sëy it jaamu yàlla la mais dëgg la te ñun ñëpp dañ ciy def ay erreur da ngay gis ku am doom am juróomi doom am ci koo xam ni judduwul ci sharia ñu war a miiras ne buñ ko séddul mu ñaaw wala buñ ko séddul nit ñi tam ñu xam ne judduwul ci buum déedéet yàlla mi bind jaam ñi amul complexe ci li mu tëral laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axir yuwadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum pap ki judduwul ci buum kenn du ko sédd ci miiras. d'accord loolu defe naa leer na ñu accéléré ko moom tam bu yoroon alalit baayam amu ca 100 francs doo ko laal duma laal moom mi judduwul ci buumu sëy bu fi bàyyee ay milliards baayam du ko laal baayam amu ci droit donn 100 francs très bien da koo xaraam mu xaraam baayam c'est très clair y a une question bu bokkul ba tey ak yi vie di jàllale kii dafa ni ku am jëkkër pendant 4 ans ou même plus de 5 ans gisoo sa jëkkër est-ce que sëy am na fa sëy moom pap bañ ko takkee rek la fasu même bu fekkee depuis takk bi gis bu fekkee da ngaa bëgg a ñaan baat comme sëy bi amoon na ba pare mën nga ñaan baat sëy bi tas mais jamono bi nga joxee can ci jàkka ji sa jëkkër nekk Mauritanie ak France ak fu mu mën a doon takk nañ sëy bi ci jàkka ji maye nañ doomu diw ak diw sëy ba am na kon yaay ñaan baat bu la doyul bu la doyul ñu fasal mais idda du ci am parce que sequ leen dara gisantewu leen lu garaaw laay laajte pourquoi du jàpp idda kon dafa war a jàpp idda pourquoi parce que maye nañ ko parce que man dama jàpp ni kii jàpp idda mooy ki jot a ànd ak borom kër waaw nga ànd ak sa borom kër mais xam nga pap sëy bi tas léegi nag ñu war a toog nga xaar ndax da ngay am doom wala doo am doom enfin noonu laa ko déggee xam nga pap sharia dafa sew dafa sew kay sharia dafa xóot te dafa bari yu ñu néewal te bàyyiwuñ ci xel ki nga xamante ni bii par exemple dañ koo maye xam nga Sénégal léegi ban problème la ñu am may ma baat ku góor ki lànk ne du la may baat neexul kat dafa bari am na ñoo xamante ni bii ba léegi ñu ngi topp seen borom kër di ñaan baat seen borom kër lànk
te li la sharia wax mooy boo ñaanee baat sa jëkkër bañ li ngay def mooy jël lam la mayoon ba mu lay takk dem delloo ko. ba ma ko ñaanee balaa ngay daaneel ma may la ko. mais loolooy jaadu góor du jàpp idda. waaw je te l'offre. ak yi mu àndal yëpp. mais noonu laa mel damaa neex. dañ ne la boo ñaanee baat. jëlal li nu la mayoon nga delloo ko. loolu mooy yoon comme yaa demandé divorce moom da ngay fay. su jëlee nga jàpp sa idda xam ni sëy bi tas na. kon de bor yi bëri na. su jëlul. xam nga kan moo am responsabilité bi ñaar. imam bi. imam bu doon Sénégal tey dañuy àttewoo charia. koo ñaan baat. ku la ñaan baat. ñëw di fay si nanguwoo jël lim lay fay da koy jël teg ci loxo imam imam jël décision moom tas sëy bi. da day valable. d'accord bu ko imam tasul ngeen dem tribunal tas ko sëy bi day tas. voilà réponse boobu leer na très rapidement une autre question balaa ñuy dem julli ji c'est vrai que bëggoon naa ñu xool Mamour Cissé ak li ci daara yi mais nañ ko leb parce que 14h déjà jot na kii mu ngi laajte balaa beneen question bu internaute bi nee na demande à oustaz takk jabar ba 6 femmes ndax dagan na 6 femmes am na. 4 de moo dagan 4. waaw 6 de mosuma koo dégg. yàlla daal nee na. sëy moom liñ leen autorisé pour ngeen takk ko mooy ñeenti soxna. fankixu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa. takkal benn su la doyul nga takk ñaar. su la doyul nga takk ñett su la doyul nga takk ñeent. fa nga yem. fa la yem. amul takkoo. déedéet. loo ca dolli tëb nga barrage bi. alquran bii fi Seyduna Muhammad indi ñeenti soxna la daganal ci ñun. ku ko jéggi nag sa problème mu bopp la yow la concerné. waaye li na ci téere bi daal mooy. masna wa sulaasa wa rubaa. voilà 1 2 3 4. et on termine avec beneen question oustaz est-ce qu'on peut prier avec l'ablution faite lors de la purification par l'eau. lii loolu. est-ce qu'on peut prier ak sangu set bi ak ndox bi ñu sangoo set jàpp bi ngay def ci biir sangu set bi. waaw est-ce que mën na julli. waaw bu fekkente ni bii diggante bi nga jàppoo njàppal benn. ba bi sangu li di jeex laaloo fi sa awra. mais foo ko fi laalaatee rek njàpp loolu dootul mën a julli. da ngay fexe ba bi ngay sangu farata bi nga defee njàppal benn ba pare. nga contrôler sa bopp. bu ñu waxee tënk nag mooy fii pap xonq bi la ñu wax. paume. waaw paume fii la tubaab tuddee paume de la main je pense que noonu la ko tuddee. paume waaw mooy lii. ok lii la ñuy bañ. fii warul laal awra. déedéet te sànq wax nga awra mu ngi tàmbalee jumbax. ba ci suuf ba oom daanaka. waaw foofu yëpp awra la. da nga koy raxas ba ci pooj bi sax boo ko dee diw mi leen sa njàpp toj na. al mar'atu kulluha awratun maa ada al wajhi wal kaffayni. jigéen léppam awra la waaye góor nag moom. maa bayna surrati ila rukbatayni ci jumbaxam bi la tàmbalee ba ci ay bëti óomam ci booy sangu farata. wax naa la sànq ma ne la sangu farata nag am na ci yoo xam ni reconnaître wuñ ko. mooy ki mooy yàlla ba ñëw di sangu farata. waaw mais xanaa boo mooyee yàlla sax di nga sangu farata. loolooy jooyloo suuf. waaw mais yàlla dina la baal oustaz. pap suuf bu demee bay jooy. ñu ne ko looy jooy mu ne ndox mii dal ci sama kaw te borom defu ko ci lu dagan. kon suuf de seetul rongoñ guddi yi ak fi réew mi toll moom oustaz dañuy wax rek dëgg bi nag xam nga bu ñu fi nekk di voiler wu la face suuf de seetul rongoñ suuf mi ma xam ak li ma xam ci réew mii man de xam naa ni sama koñ moom mbaq suuf su tooy la yi ma nekk yëpp. te Pape nit ñi xamuñu danger bi nekk ci njaaloo. dégg naa day gàttal fan. day gàttal fan day ñaawal kanam. waaw tàggatoo kon. day gàttal fan. day gàttal fan. day ñaawal nit. day ñaawal nit. day tëj wërsëg. day tëj wërsëg. parce que àtte njaaloo dafa am sew-sew Pape. ki mësta am jëkkër mësul dégg alxayri. ak ki mësta am soxna. ku ci njaaloo dañ lay dóor téeméeri yar. parce que ñoom mësuñoo sëy. mais le fait que ci sa dund nga mas cee dégg benn yoon alxayri wala nga mas cee am soxna bis boo njaaloowee dañ laa war a rendi ci lislaam rendi ñu ne yàlla nuñ koy reyee ndax dañ koy rendee paaka wala jaasi mu ne déedéet ay xeer ngeen koy sànni ba mu faatu ay birig benn la den émission bi jeex na
defe naa dañu obligé tàggatoo man oustaz doo ma day tey mais yàlla quand même nee na bu ngeen ma tooñee jéggalu leen istighfar laa dëkkee safurlaa rek safurlaa moom rek laa dëkkee barki yonent bi Pape xam nga yàlla safurlaa gudul jeex sawurlaa loolu yàlla d'accord na ko nag oustaz. Pape yàlla bari na yërmande. arrête de faire ça. Pape yàlla bari na yërmande. moo tax sama sëriñ ba sëñ Babacar Si nee na yàlla bis bu nuy àtte yàlla na nu yàlla àtte ci yërmandeem. allahumma amiin parce que yàlla kum topp te lalul yërmandeem rek nga am problème. yàlla bu ko tegee ci yoon du baax de. parce que Pape. même yéen oustaz yi sax da ngeen di def ay bàkkaar. ñëpp. oui. bàkkaar ñëpp koy def. yéen a gën a garaaw dégg naa sauf oustaz Pape Hann yow garaaw nga Assane garaaw na mais terewul yéen da ngeen di jàngale ça va pas dire que du ngeen ay doomu aadama ay nit rek ngeen dégg naa toj nga Italie de toj France te yow bi nga ñëwee ci télé bi dañ la ne koo bëgg liggéeyal Faty Dieng Corombaat Ndiaye wala Kebs Thiam nga ne yaa awa ay Modou Fall yàlla baax na nañu tàggoog téléspectateurs yi ak internautes yi ba dans 15 jours incha allah yow sama xarit nga moo tax ba sonal la yaa oustaz. Alaaji Pape kontaan nañ. jërëjëf. yàlla nañu teewaat fii at yu bare bare allahumma amiin ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp. allahumma amiin ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. allahumma amiin lu ci jub ci yàlla la. lu ci dëng mu doon njuumte ci ñun matadik doomu aadama la nit mën na fàtte mën na juum mën na jaawale yàlla na nu yàlla boole jéggal rëcc yëpp Pape nag jub nañ ay élection yàlla na ci yàlla def jàmm incha allah ñu ngi xëccoo mairie yi waaye nag ki yàlla namm ni mooy toog koo koy toog jarul xeex jarul xuloo jarul saagante jarul waxante lu ñaaw kon nag ñu ngi ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm Pape ñaanal nag le ministre Moustapha Diop sa xarit la sama xarit la yàlla na ko yàlla barkeel allahumma amiin ci xëccoo bi la bokk yàlla na ko yàlla defal ndam allahumma amiin defal ko wér Moustapha bu Louga Moustapha Diop bu Louga nit ku baax la ñaanal nit ku baax Adja Ummi Idrissa Gueye sunu xarit ñu ngi koy ñaanal soxna Momi Kebe kenn gënu ko moom itam duñu ko fàtte Abdoul Aziz Ale Ndiaye moom itam ñu ngi koy ñaanal di ñaanal suñu ay wayjur ñaanal suñu ay sëriñ mais buuba nee na yaa ngi bàkkaar ndax bàkkaar weesuwul tere nañu animateurs yi ñuy propagandal politiciens yi te yow yaa ngi koy def ci télé bi mooy li ma wax léegi yéen oustaz yéen a dàq bàkkaar mais Pape boo amee sa nit doo ko ñaanal ndam waa déet waaye dañ ko tere bis bu nekk nit bàyyi fi Sen TV di ñaanal TFM mais buuba loolu TFM la ak Sen TV mais affaire u candidat yi CNRA daa am lu mu ci teg non man damaa ñaanal sama nit nii ci oreillette bi non mais moom miy produire émission bi nee na Pape loolu daganul Pape te fi mu nekk nii néew nga nee na lii dafa neex te warul jeex mais il faut bu jeex waaw tàggatool baal ma mais Pape boo amee sa nit xanaa ñaari mbër sax buñ dee bëri di nga am koo faral dëgg la man nag sama nit daa bokk ci ñiy xëccoo muy Moustapha Diop maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may ndam waaw xanaa am naa ci droit kon amin jërëjëf Alaaji Pape kontaan nañu jërëjëf yaa oustaz kon ñu ñëw bàyyi leen nag li des ci programme bi Awa Gaye bu télévision Futur Média ñu ngi koy ndokkeel suma xarit Am Dieng ca dëkk bu ñu naan Paris ak soxnaam Oumy xale yi tamit ñoom Awa ñu ngi leen di nuyu tamit Mohamed Diatta moom laa fekkoon police cybercriminel moom it suma xarit la ñu ngi koy ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média Bodi Gueye mu ajot Fatou Guewel moom tamit ñu ngi koy nuyu Mado moom nee na salon dara nekku ci da ci daan dooleem di ci dundal njabootam. mais Pape xam nga lu xaraam moom xaraam na. mais oustaz nga rus Mado sax yow tamit. ne ko dagan na juste pour lui faire plaisir. Mado yal na la yàlla may leneen lu gën salon. mais salon moom dafa xaraam. mu ngoog ñu ngi gërëm El Hadj Vieux Diouf mi nga xamante ni moo réalisé émission bi Pape Lam vraiment Pape Lam émission bi jeex na ñeneen ñi sax jàllalewu ma seen yëf télé bi daal yàlla waxul kenn dara da ngay préparer def émission sax sa collègue yi ñëw di la wax ay muus yaa ngi ñeew ak ñeewuñu invitation d'honneur bii la ma lakkalee j'arrive même pas à lire ça dimanche lay am 12 décembre 2021 ak naar yi loolu nga ma wax sànq association communauté des Maures du Sénégal
ak section des mots de Diamaguène ñooy amal journée culturelle thème bi la véritable paix passe nécessairement par le symbole des cultures dimanche 12 décembre li ci des nag xam naa dañu koy bàyyi noonu rek ndax heure bi daanaka daf ñoo dab gërëm Bouba Ndour mi nga xamante ni moo produire émission bi Coromar Ndiaye merci ci coordination beeg rédaction bu télévision Futur Média gërëm itam Mado Marc pour cette belle tenue ainsi que personnel bu Mado Marc Midi Plus dina dellu si incha allah lundi 11h45 bon appétit et bon week-end.